mbokk yi xarit yi ñoo ngi leen di nuyu di kontaan nag di dooree sargal jigéen ñi parce que nag xam ngeen ne ñu ngi ci mois de mars te nag mars wax dëgg yàlla weeru jigéen ñi moo tax itamit xam naa ne ba ca kanamee di ngeen gis ne que ay jigéen yu nga xamante ne bii daal vraiment ñu ngay wéy di bay seen waar vraiment ci liggéey dinañ teew ci sunu plateau mbokk yi ñu leen di sant di leen di gërëm di nuyu ñëpp nag saa su ne dañu koy def di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam mbokk yi ñi nga xamante ne bii ñoo ngi ci hôpitaux yi ñu ngi leen di ñaanal saa su ne wér ak wérle ñu dellu si waat ci seen ay kër waaye tamit di ñaanal ñi nga xamante ne bi ñoo ngi ci prison Sénégal di nuyu nag bépp sénégalais fépp foo nekk ci àddina bi di recevoir RTS2 rawatina nag seen émission tam-tam mbokk yi ñëw ak yéen nag ci tam-tamu tey bi ñu ne agriculture ànd ci ak suñu xarit madame Guèye Maymouna Sy nga xamante ne bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm équipe bi nga xam ne ñu ngi àndoon ak ñu samedi def un très grand show tam-tam du week-end Maymouna Sy nag tey lu mu ñëw ak ñun mbokk yi muy benn conférence bu am solo ci art et migration mbokk yi danañ ci yaatal waxtaan bi bu baax a baax bu ci kaname ak benn artiste bu ñu jógee ci loolu mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci référence ànd ci ak suñu xarit Malcolm saa su ne dañuy kontaan ci référence yi nga xamante ne bi Malcolm daf ñu koy indil tey nag ñoo am comme référence madame Kouna Fall ku nga xamante ne bi daal macha allah bu ci kaname dinañu retracer li nga xamante ne bi moom mooy parcours am mbokk yi ñu jógee ci loolu nag daal di jeexal saa su ne xam nga ne ci bis bi ci tàggat yaram ànd ci ak suñu xarit Moustapha Sadio Moustapha nag tey mu am benn invité jigéen bu nga xamante ne bi waaw moom de du xeex du xuloo waaye mbokk yi la may wax dëgg la kenn waru ko mën a tooñ ñu jeexal émission bi ak Vue sur la Toile saa su ne dañu am ay invité tey nag ñu feggoo ak ku nga xamante ne bi tey nuñ koy duppee parce que dafa méngoo ak li nga xamante ne bi tey looloo ko fi tax a toog muy Pape Badiane di artiste dana ñëw ci moom largement waaye tamit beneen invité bi di madame Kouna Fall nekk suñu référence tey ak suñu xarit Malcolm waaye nag ki nga xamante ne bi moom mooy Fatima Silla dana teew ba ca kaname mbokk yi ma dem régie dellu si waat dañuy kontaan ci suñu xarit Malcolm parce que nag wax dëgg yàlla gis ngeen samedi bi na mu demee woon ak suñu xarit Carlo di Malcolm ñu ngi lay dalal jàmm te nag di kontaan parce que nag référence yi defe naa ne dafa wër Sénégal te yow yaa ngi quand même di weesu Dakar di ñu indil ay références yu nga xamante ne bi dañoo war a mën a roy ci ñoom Malcolm ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est toujours un énorme plaisir pour ñun di la recevoir ba pare nag tey dama kontaan ci sañse bi nga ma sañse tey. Merci beaucoup, plaisir partagé. Alors ñu amoon franchement yàkkamti pour toogaat fii di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñuy seetaan di leen ñaanal jàmm di nuyoo boo xamante ne si ñaari loxo lay doon ci képp kuy jigéen muy mag muy ndaw parce que dama koy tàmm di ko wax dem nañ ba yow ak ñu na fa waaw ñoo dem ba foog ne man ma ambassadeur yu jigéen ñi ou bien wala seen avocat mais dama xam ne rek àdduna bi fu mu toll ni ñoo ko téye donc di leen nuyu di nuyu sama invité bi madame Kouna Fall di leen wax ne lu tax chaque jour ñu défendre jigéen ñi bu ci quand même di ngeen ci xam dara inchallah ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax c'est un plaisir de t'avoir ci plateau tam-tam waaye nag beneen plaisir bu nga xamante ne bi saa su ne dañu koy bokk di ko partager ak téléspectateurs yi muy suñu xarit madame Guèye Maymouna Sy ndax kat madame Guèye saa su ne dafay xuus ak ñun ci li nga xamante ne bi neex nañu te nag nee nañ dëkk mënut a développé te nag du jaar ci li nga xamante ne bi mooy sunu mbaax mu koy faral di waxee Maymouna ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est un plaisir de te retrouver en tout cas fii ci RTS2 ci bés bi waaw kañ yaa xam maa ngi lay fay plaisir renouvelé di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi ak téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee nag altine bi moom dafay ala dawme ndax yow da nga bëgg man li ma bëgg te lu ci ëpp na dañuy indi invité yoo xam ne dañuy passionné ci wàllu suñu mbaax tey nag ñu am fi doyen boo xam ne kenn dootu ko présenté wante tey waaw kon ma bàyyi ba ci kanam ba nga xuus comme ni ma koy faral di waxee après ñu faram fàcce waaw parce que sànq yaa ngi may dee nga ne ma yaa xam kat tey tur bi ñu koy duppee dafa méngoo ak li tax mu toog ci plateau parce que tey en tant qu'artiste moo tax mu toog fi ñu nuyu nag di dalal jàmm bu baax a baax ku nga xam ne moom itamit kenn la ci ñun ñu am un grand plaisir di ko recevoir ci plateau tam-tam tey ñu duppee ko monsieur Pape Badiane artiste ñu ngi lay dalal jàmm c'est un plaisir jërëjëf c'est partagé. merci beaucoup donc kontaan nañu mbokk yi ba ca kanam incha allah dinañu xuus ak moom ci li nga xamante ne bi moom mooy art et culture waaye nag di dalal ku nga xamante ne bi référence la référence bi mbokk yi dinañu ci xuus ba ca kaname waaye duñu def rek lu dul nuyu ko dalal ko jàmm muy madame Kouna Fall RTS de kontaan na ci sa teewaay fii ci émission bi parce que nag référence nga ñu bëri war a mën a roy ci yow ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay yaa xam
di leen nuyu yéen ñëpp waa RTL bi. c'est partagé. merci beaucoup mbokk yi ñu ngi sant di gërëm kon nag ngeen toog xaar ñu parce que nag wax dëgg yàlla ni ko may waxee émission bi nar na ala daw me mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci art et culture ànd ci ak suñu xarit Maimouna Sy sànq maa ngi koy wax tey dañuy ñëw ci conférence bu nga xamante ne bi thème bi dafa am solo mbokk yi ñu ne art et migration thème bi nag dafa dajale vraiment li nga xamante ne mooy acteur culturel fële ca galerie nationale d'art ñu dem xool nag lan la ñu conférencier bu mag boobule ñu tuddee ko Magaye Kassé indil ci loolu mbokk yi ñu dem xool dellu mën a yaatal waxtaan bi ci plateau bi. ku déglu Cheikh Anta ku liir Cheikh Anta Diop xam ne adduna bi mi ngi sosoo Afrique li tax ay nit am ay nit yu weex ay nit yu jaune entre guillemets yu mboq ay nit yoo xam ne ñii seen der dafa gën a xonq mooy li ñuy woowee les Indiens muy Amérique du Sud di Amérique du Nord ak ñi nga xam ne ñi mooy ñun dañu am mélanine sunu der ñuul lépp fii la jógee yéeg migration mooy nga jógee fii dem fee ci tubaab mais exil dafa ne man damaa gàddaay ku ne yaa xam li tax nga ne man fii ma dëkk juddoo fii màgge fii liggéey fii li mu fi am doyuma dama war a wutiwaat leneen mais ku ñu yebal Mauritanie gii nga jàngi doo migrant ku ñu yebal États-Unis nga jàngi doo migrant façon migrant la da ngay wuti xam-xam même ci biir alxuraan nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na foo mën a jëlee xam-xam bu doon ba Chine sax dama jëli ko waaye ki jógee fii ne man damay wuti te li may wuti dafa am lu ma àndaale su ma jëlee fii danaa leen jox ñi nga xam ne ñu ne man daal nit ku ñuul bëgguma ko ñu ne attention lu tax nga ne bëggoon nit ku ñuul parce que nit ku ñuul xamul dara nit ki ne la déet bu la wax ne nit ku ñuul xamul dara xanaa gisoo li kii defar gisoo exposition bi ñu def fii keroog day tax ñi nga xam ne ñi ñoo ngi ci yeneen dëkk yi ñu leen di bund xataal ñu ne ñii kat ku ci mel ni Amadou Sow yàlla na ko yàlla yërëm amoon na gëdd goo xam ne bi fa mu ne woon Vienne dañoon moom mooy ambassadeur u Sénégal diggante Sénégal ak Autriche Mamadou Diakhaté à Bonn bi fa général Keita nekkee man présenté na ma ko gis naa ay œuvre am moom tam man nañu wax ne migrant la mais du migrant boo xam ne bii dafa dem toog këram a ngi fi day dem di ñëw donc migration li tax nit ñi ne dañuy migrer ñoo ko xam ku su ne yaa xam li tax nga bëgg a dem waaye ñun liñ ci relever ne lu baax a baax la mooy boo demee yóbbul mais la nga yóbbu aussi na nga fa jëlee leneen loo xam ne boo ko indee fii mu jaxasoo li ñu am ñëpp jëm kanam. c'est vrai que nag jaxasoo bi am na solo ñu ci nuyu bu baax a baax suñu xarit la monsieur Magaye Kassé nekkoon conférencier ci li nga xamante ne bii mooy thème bu am solo boobu ñu ne art et migration. may la mu wax dafa am solo. parce que jaxasoo bi am na solo da ngay dem jëli ji de waaye booy jëli ji na nga yóbbu waaye booy delsi na nga indaale. waaw lu am solo. muy rendez-vous du donner et du recevoir comme ni nga koy faral di waxee rek. te suñu président ba njëkkoon daan ko wax lu bëri. te daan ko jëfe itam. ndax moom saa su ne bu daan tukki da daan jël ñi nga xamante ne ñooy artistes yi. yóbbaale leen. wane li nga xam ne moo fekk baax fii ci Sénégal. ñoom itam bu ñu demee ñu échanger ak ñañ fay fekk. ñooñu ñu am lu ñu jëlee ci ñoom ñoom it ñu am lu ñu jëlee ci ñooñu. bu ko defee suñuy ñëwaat leket bi gën a riche. muy conférence nag bu am solo. bu ñu ne art et migration comme ni ko professeur bi introduire tukki maanaam nga jóge fenn dem lu yàgg la ci àddina te boo xoolee fii ci Afrique aada woo nañu nag saa su ne boo demee sax même bu dul tukki pour dem uti wala dara am na fooy toll ci ay at wala nga nekk ci mbir da ngay am envie génn pour dem uti leneen dañuy wax naan ku dul tukki du xam fu dëkk neexee pour s'enrichir voilà exactement muy nag thème bu am solo comme ni ma ko waxee sànq ñu indi ko art et migration expliquer articulation bi nga xamante ne am na ci diggante boobu mais surtout ñu wane tamit suñu artistes yi nga xam ne ñoom ñoo fiy jógee di tukki liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def ci dëkk yooyu ñuy dem am na ñu ci jote cité ñoo xam ne dem nañ ba
ñu jàppee leen waaw comme ay ambassadeur u Sénégal ku ci mel ni doyen Mamadou Diakhaté seeti woon nañ ko fi Lac Rose mu ngi koy wax mi nga xam ne moom dafa dem sax ba olof bi sax buy wax léegi olof bi day xaw a yàqu tellement kii bi allemand langue bi mu dalaloon ñu nag taqee bu baax waaw mu dalaloon ñu baax ñu koy macha remercier allah. bu baax moom ak soxnaam ak yeneen artistes ñi nga xam ne ñoo jiitu woon sax pionniers yi ay ñoom Amadou Sow ak mun ay nañu ñoom remonter Pape sax Ibra Tall, Pape Ibra Tall mun et nañu cetera. remonter sax ba ca doyen Iba Ndiaye mi nga xam ne ba mu génnee àddina après lépp li nga xam ne ay œuvre la daf ko légué Sénégal donc waxtaan la woon boo xam ne doxoon na diggante acteurs culturels yi artistes yi ak ñi nga xam ne ñooy saytukat yi pour xool daal fii ci Sénégal art visuel bi fan la toll ak itam ana lan lañ ci mën a dolli. Très très bien alors monsieur Badiane peut-être un mot par rapport ak conférence bi ak thème bi nga xamante ne bi conférencier bi nekk tamit ku mag ci wàllu culture fii ci Sénégal professeur Magaye Kassé peut-être nga ñëw tuuti ci li nga xamante ne bi moo doon thème bi mu nekk lu am solo art et migration. jërëjëf professeur Magaye Kassé xam na li muy wax bu baax ndax miin na almaa yi miin nañu ko dëgg la yaakaar naa ne kon loolu moo tax ñu xëcc ko mu ñu jàppale conférence boobu ci exposition wu Cheikh Niass moom i tamit nekkoon bitim réew ñëwaat dëgg la avant Cheikh Niass Ousmane Dia jaar na fi jaar na fa waaw loolu day wane nii li ngeen wax dëgg la waaye yi tamit dinañ gis ni artistes yi génn fàttewuñu réew mi loolu yi tamit lu am solo la dëgg la la ngay wuti xëy na boo demee di nga gis lu la neex loo xam ne mën nga cee jàpp dëgg la waaye du lépp nga mën a jàpp ci boo xalaatee réew mi ba li ngay indi bu ñëwee jariñ kon loolu tamit am na xeetu segg boo xam ni war nañ koy def ba li nga xam ni moom la ñuy jëli foofu di ko jéggaani te léegi internet yombal ko ñu seet nag li ciy njariñu xale yi njariñu mag ñi waaw man école des beaux-arts de Paris laa jàngee def naa Paris 7 ans waaye dama dellu si bi ma dellu see dama jàngale ak leneen li nga xam ni xam ngeen ko waaw loolu moo ci gën a am solo waaw yéene wuti leneen lu bees xëccu dem mën a nekk ak ñeneen ñi très très bien waaye na nga bàyyi xel ci réew mi ba boo ñëwee li nga indi jariñ alors sa monsieur bopp Badiane jariñ sa justement bopp. par rapport à monsieur Niass mi nga xamante ne moo exposé woon Galerie Nationale gis nga moom itamit thème bi nga xamante ne bi indi na ko muy daal ay larmes yu nga xamante ne bi ay souffrance yu nga xamante ne bi wane na ko ci exposition bi ndax artistes yi nga xamante ne bi génn nañu àddina voilà loolu mooy li ma wax mu nga bitim réew waaye bàyyi na xel réew mi ba li fi nekk ci tiis jooyloo ko dëgg la ba mu ñëw indi ko pour wane ñu ko waaw loolu lu doy waar loo xam ni wax dëgg yàlla man bi ma ko gisee ndax fii la génnee école des beaux-arts de Dakar la génnee waaw bi ma ko gisee wax dëgg yàlla sargal naa ko gërëm naa ko te gën naa ko ñaax ci attitude boobu mu am très très bien alors ñu laajte madame Kouna laata ñuy dellu si Maymouna vraiment li nga xamante ne bi mooy exposition bi ak vraiment titre bi nga xamante ne bi jox nañ ko parce que dafay am solo léeg-léeg ñuy jéem a xool naka la ñuy def pour mun di seeti galerie yi parce que non seulement tableau ya fay nekk dafay rafet waaye njàngat ya fay nekk dafa am solo vraiment nga ñëw ci tuuti parce que yow tamit fa nga nekk dinañ ci ñëw waaye foofu tamit dëkku aar la dëgg la sëñ bi maa ngi lay nuyu di nuyu plateau bi yëpp yaa xam moom soo ma laajee si affaire yi aar dina ma neex loolu wax dëgg yàlla parce que exposition bi mu wax nii lu baax la te nit ñi itam dañu war a dem di seeti aar parce que aar ça parle dëgg la xam nga day wax dëgg la aar day wax dëgg la am na ñoo xam ne lu ñu bëgg a wax ñoom artistes yu mag yi dañu koy dessiner dëgg la ut ci jàngale absolument nit ñi di ci jàng si jàngin la daal man soo demee sama kër dama fay teg ay tableau d'art très très bien waaw yu rafet Très, loolu très moom bien. kontaan naa si te tamit waa dëkk bi nañuy jënd tableau aaru seeni borom seeni dëkk dëgg la waaw jàppale seeni mbokk daal waaw loolu am na solo may def naa ne li ku na wax dafay am solo lool parce que c'est vrai que ñoom dinañ ko defar waaye tamit bu ñu jéggaani ñun ñuy jënd nag li nga xamante ne bi ñoom moom la ñuy produire waaw ñuy jënd li nga xamante ne moom la ñuy defar fii dina ci am solo bu baax a baax ndax finalité bi sax en fait loolu la exactement donc tënk nga ko sànq maanaam conférence bi nga xam ne ça porte sur art et migration dafa bokk ci exposition bi nga xam ne Cheikh Niass mu ngi ko doon def keroog semaine passée ñëw nañ si présenter expo bi li desoon nag mooy conférence bi expo bi nag yaakaar naa ne ba ëllëg suba nit ñi mun nañ ko dem xool laata ñu koy décrocher donc loolu introduction la woon suñu invité monsieur Badiane
tey nag sànq yaa ngi koy junj dafa ñëw ak casquette artiste bi artiste visuel invité nañ ko fi woon en tant que Alioune Badiane wante tey Pape Badiane la ñu wax ndax dafa dem jëlaat li nga xamante ne mooy pinceau yi fas yéene ñëw à partir du 15 mars ba le 15 avril ci expo bu mu tuddee expression plurielle et identité. Très très bien. Voilà. Alors monsieur Badiane nga ñëw ci loolu parce que sànq maa ngi koy wax may xëy na ñu xaw a cof tuuti ci Alioune Badiane parce que nag wax dëgg yàlla ci mbirum art bi ma nga ciy wéyal et puis nag wax dëgg yàgg na comme ni nga ko waxee noonu la sànq bu muy présenté wu li mu waxul mooy ne école nationale des beaux-arts de Paris boobu dans les années 70 moom ba mu fay jàng ba muy génn moo nekkoon major de sa promo maanaam moo jiitu woon ñëpp xam naa modestie moo tax waxu ko ba pare tamit c'est un fonctionnaire rompu à la tâche comme ni ñu koy waxee amul lu ci carrière am poste bu mu occupé wul ci li nga xamante ne mooy administration culturelle bi su ma limee xëy na danaa juum nekk na fi directeur des arts nekk na fi Sorano dénk nañ ko fi yeneen di ndombu tànk conseiller consultant ci ay affaires culturelles yu bëri jàngalekat itam waaw ci ay institut yu bëri waaye li tubaab di wax chasser le naturel waaw il revient au galop te buy ñëw doole lay ñëwee. Exactement monsieur Badiane. jërëjëf wax ngeen dëgg. peut-être pas Sorano waaye manufacture de Thiès. manufacture plutôt M7. très bien. waaw mooy waxtaan wi rek. wenn la dama jàng ji woon. am la ma am lépp indi. ma ñëw nag dajeeg président Senghor di waajal dem. d'accord. bi muy laata dem nag. 79. dafa signé ñaari décret yoo xam ne dafay réformer ni ñu war a jàngalee artistes yi. ki fi nekkoon ki ko jàppale ba décret yooyu génn. tubaab la woon assistant technique la woon. assistant technique boobu yi tamit tudd Claude Chéniaud. ñu ko gërëm di ko sant. def fi liggéey bu rafet boo xam ni. ba mu demee man ma ñëw. ñu ne kon man it war naa sóobu ci mbir mi. dëgg la waaw ni ma ci sóoboo nag. wax dëgg yàlla doon lu ma neex ndax li président Senghor bëggoon. ba signé décret yooyu man moom laa dund France pendant les années 70. kon comprendre naa li mu bëggoon. d'accord. alors bi ma dooree. di jàngale couleur laa jëkk a jàngale. couleur waaw yaa ngi dégg Malcom. couleur laa jëkk a jàngale. on écoute. waaw 79. 80 81 ñu def ma directeur yu ñaari écoles yi école nationale des beaux-arts école normale supérieure d'éducation artistique. ñii di former artistes yi ñii di former enseignants yi dans les lycées et collèges. mbir mi daal yàlla def ci sutura. ñu jëlee ma foofu 86 ñu yóbbu ma manufacture Thiès. d'accord. ma nekk fa 89. ñu xëccaat ma cabinet inspection. macha allah bi ñu doxalee diggante bi les grands prix du président de la République. liggéey naa ci liggéey bu am solo. très bien mi ngi wéy ba léegi. commissariat aux expositions d'art à l'étranger. man maa remplacé Huchard. d'accord. waaw bi ma defee l'exposition Arche de la Défense à Paris. man maa def exposition bi. ñu jóge fa. bravo. ñu jóge fa des musées de Tervuren en Belgique. très bien. voilà bi ma dellusee jox lenge yi sama jigéen Mariam Aïchatou Ndiaye. moom it mu doxal liggéey bu am solo. moom moo nekkoon galerie nationale. parce que entre temps ubbi nañu galerie nationale. d'accord. waaye ba ñu doxalee ba ca kanam pendant les années 90 nguur gi gis ni daal. école yi nga xam ni dañoo dend. te war a mën a bokk war a mën a lëkkaloo. d'accord war nañ ko def ci nguur gi yëpp. waaye pour wàllu culture. ñu ni nañu dajale ñaari école yi ma yoroon. waaw. boole ci conservatoire national de musique de danse et d'art dramatique. d'accord. boole ci institut de coupe de couture et de mode. jël yëpp. dénk ma ni ma ay ca ma nekkaat directeur école nationale des arts. très très bien. waaw muy daal doxal ko. waaw daal alhamdulilah. ba ma génn doon directeur des arts. très bien. directeur des arts mooy sama dernier poste ma jël sama retraite. war ko jël en 2007. waaye aussi bi waroon ñëw ñu war a organiser exposition bu mag. bu président bi demandé woon. tax na dama toog ba 2008.
may door a dem. kon daal maanaam may parcours ba nga xamante ne bi def na ko ci wàllu art bi daal Malcolm c'est vraiment à saluer te gis ngeen na mu ca jaaree waaye nag sànq maa ngi koy wax ñu chasser le naturel il revient au galop. voilà loolu yëpp mel na ni artiste bi xaw nañ ko bàyyi tuuti. waaw may mu ñëw ci artiste bi on va terminer looloo tax mu fippu voilà looloo tax nga mu fippu ci 2018 bi nga fas yéene exposé et am na benn phrase bu ma accroché ci dossier de présentation bi ñu ngi tàmbalee ne quand l'artiste Pape Badiane expose ses œuvres après ñu def 3 points de suspension. waaw kooku sama soxna. mooy commissaire exposition bi. ah oui ah oui c'est génial ça mu ngi koy doxal bu am maanaa. très bien loolu mooy bu ma décidé wone sama liggéey. ñàkkul am na lu bare lu war a xew. lu ci mel ni lu ci mel ni ku bëgg dugg ci art. rawatina peinture. bu ci bëggee dugg. na nga xam jumtuwaay yi. am na solo lool nga leen jàng bu baax ba am métier. door a jël nag outil yooyu. pour def sa création. doo tëb rek ni benn œuvre ngi nii mbir yi du demee noonu. waaw léegi nag kañ la exposition bi ak fan lay xewee parce que loolu dañ ko fiy xaw a dagg. su ko defee téléspectateurs yi incha allah parce que may moom dafa yore otoom di dugg biir Dakar rek di xool. lépp lu jëm ci art. dinañ fa teew RTS 2 dellu si waat wane li nga xamante ne moom nga nar a proposer téléspectateurs yi fan la exposition bi di amee on va terminer. exposition bi. mu ngi amee musée IFAN Cheikh Anta Diop place Soweto. très très bien. à partir du 15 mars. d'accord ba le 15 avril pendant 1 mois. incha allah su ma sañoon nag. dañuy bàyyi fële ni art bi kenn mënu ko comprendre. artistes yi kenn mënu leen comprendre dama bëgg ñëpp ñëw. très très bien mag ak ndaw. góor ak jigéen. ñun en tout cas RTS 2 dinañ ci ñëwaat bu baax a baax. di fàttali ne c'est du 15 mars au 15 avril. te incha allah madame Guèye Maymouna Sy dana fa teew indil leen mbokk yi ay images parce que nag bu monsieur Pape Badiane di exposé yaakaar naa ne Sénégal yëpp war nañ ko mën a gis à travers la télévision waaye di fàttali ne exposition yi ko fa dem c'est gratuit. da ngay ñëw dugg nga xool ànd ak sa njaboot mu nekk lu nga xamante ne bii daal am na leneen lu nga xam ne dina leen ko indil ñoom tout tànk yi kon nag invité nañ ñëpp mag góor jigéen xale ak ñëpp daal. très très bien en tout cas ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax madame Guèye Maymouna Sy ñu àndoon nag ak kenn ci sunu invité yi mu doon nag monsieur Pape Badiane di artiste casquette su artiste bi moom la indi bi yoon waaye nag ma baamtuwaat ne ma ngay exposé incha allah à partir du 15 mars jusqu'au 15 avril fii ci IFAN Soweto mbokk yi lu jara dem xool yi la RTS 2 dina ci ñëwaat mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di leen fàttali ne yéen ngi ñu jot ci canal 5 bu TNT ñu ñëw yéen nag mbokk yi ci référence. ànd ci ak suñu xarit Malcolm tey mu indil ñu benn référence bu ñu toog si suñu plateau sànq présenté nañ leen ko mi madame Kouna Fall donc ñu ne moom daal comme ñëpp rek xam nga wàññi boo gis mbokk yi ci benn lay commencé waaye soo góorgóorlu da nga mën a dem ba santaat yàlla mbokk yi ñu dem xool lan la ñu Malcolm indil dellu si mën a waxtaan nag suñu référence su tey. ki nga xam ne moo tax ñu teew fii dëkk fii di Kouna Fall bile ba ma ko xamee ba tey liggéey laa ko xamee gisaan naa ko muy jaay ay fëgg jaay loolu teg naa ci bët gis naa ko muy jaay ay garab gis naa ko mu dem ba di seet ay ganaar di ko jaay loolu man maa ci teg sama bët yàlla nag faqaaloo li maa yuridu lépp looy def yàlla sunu borom mooy def lu ko soob néegu yàllaa ngi nii boo xam ne mooy jumaa keroog ba ñu koy inauguré ba ñu koy ubbi maa ngi toog waaye ay waajuram ak ñi dëkk ak moom wax nañu ne genn wàll jumaa ji yépp moo ko def te ba tey mu ngi ci continuer jumaa jaa ngi ni ci wetam lépp lu mu am dana ko xaaj duggal ko ci kon alhamdulillahi rabbil alamin Kouna Fall jaar-jaaram mën naa wax ne du lu ko dab bi mu nekkee ndaw la takk ndigaam di liggéey Kouna Fall lépp loo xamante ne nit dina ci dugg di ko liggéey te jariñ boppam jariñ réew mi jariñ dëkk bi ñu nee nii Kouna Fall jaar na foofu Kouna Fall xeebul dara te lépp lu mu am nag bokk na ko ak waa yeen képp kuy jigéen képp kuy doom aadama te fas kee ne dund da nga bul xeeb dara bu xeeboon dara tey du li mu am du ko am
li mu am ñàkk xeeb dara moo tax mu am ko. dana xar ba ñëpp a tëdd mu ñëw ba sama biirab kër jox ma ka na ma bul wax kenn nit ki nag balaa defal te doo ko wax dëgg yàlla man ma xool mayu ma loo foog ma wax ka kon nag fan mi fi mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggal. moom jigéenu jàmbaar la jigéenu royukaay la parce que fii jaar-jaaram daf bi nekk commerçant di jaay ay tissu góor tissu jigéen di jaay habillement yëpp continuer en même temps di jaay di ravitailler ganaar ci hôtel yi ak population yi diine ji mu dugal ci loxoom bu baax a baax at bu jot mu def gàmmu gu rëy tudde ko guddi Seydina Mohamed jokkoog Serigne Ma Ansouña bi nekk Karang ba créé une grande mosquée pour le village mosquée boo xamee ne guddaay bi mën na 35 mètres largeur bi 30 mètres man maa yore le problème financier. yaa ngi may suppal doo ma sëpp di ma toggal yàpp te doo ma yàpp di ma damp te doo ma damm di ma njaral sëw te doo ma sëw waay takk nga sa musuur yàgg tera sa góor jamono yi ñoom maam ba léegi takk nga sa musuur yàgg tera sa góor jamono yi ñoom maam nañu sargal delloo njukkal jigéenu Sénégal nañu sargal delloo njukkal lii laa tàmbalee jaayum ganaar si lii lépp teraanga bi ma am tey ginnaaw yàlla yonent bi liggéey rek ak ñaq jariñu moo ma may lii ma am tey daan sama doole takk sama ndigg bañ a yaakaar si kenn moo ma may lii ma am tey bépp sénégalais dama bëgg ngeen roy ci man di liggéey di daan seen doole bañ a xeeb liggéey waaw buñ ko defee rek kenn du mere kenn neex nga ma yoo woo naa la jigéenu Sénégal lu mu guddi guddi yow yaa may bégal lu mu metti metti yow yaa may teral di ma fon di ma raay jàpp do bay di ma muñal te doo tay on peut faire qu'applaudir lii nag mooy sargal te nag dañuy applaudiraan encore suñu xarit Malcolm parce que mënoon na di def li muy def nekk référence ba noppi yow doo dem seeti ko donc en tout cas ñu ngi lay féliciter di féliciter Maïmouna j'en profite pour féliciter tous les chroniqueurs de l'émission Tam Tam parce que ku ci ne chaque jour boo ñëwee yaa ngi góorgóorlu di ñefe pour la nga may indil parce que léeg-léeg même su ma feebaree sax boo leen ñëwee ak seen ay mbir damay gën a taxawaat toog en tout cas dañuy kontaan parce que suñu gisee la mu wax la mu mujjantale laa lay dox kàddu gi mu ne bu nu xeeb lenn parce que maa ngi koy wax sànq wàññi ci benn lay commencer boo commencer ci benn gëm ko ah yàlla jàppale la mais ca kanam rek nga jëm effectivement tey ki ñu indi dafa bokk ci ñoo xamante ni si je pense que tam-tam li moo nekk importance bi absolument képp ku koy seetaan di nga ci jëlee leçon mais imagine ko xam ne jaay na fëgg jaay jël na ay garab di jaay xeebul dara yenu ay paan di jaay dem tey ba yàlla ubbi xéewal yu mag te booy seet sax ci àll ki ñu gën a fonk mu nekk gaynde muy buru àll bi ndax xam nañ ne bu jigéen bi moo ko ëpp xadar bu jigéen bi moo ko gën a metti loolu mooy wane dëkk bi lu mu metti jigéen ñi mën nañu cee génnee ci loolu tey ñu indi Kouna Fall je pense que dinaa ko bàyyi mu nuyoo mais dinañ leen révéler lay affaires yoo xamante ne si ku ci nekk fii di nga ci jëlee très très bien en tout cas dañ lay déglu ñi ngi lay dellu di la nuyuwaat di dellu di kontaanaat di dellu di ñaan wér ak wérle parce que boo ko defee rek incha allah la nga junj dana gën a continuer parce que jom rek moom moo am solo salaamaaleykum waat yaa xam maa ngi leen di nuyu seen plateau bu rafet bi di nuyu sama grand di nuyu Maïmouna waaw di nuyu sama xarit Malcolm waaw yéen ñëpp maa ngi leen di sargal waaw comme ni ñu waxee rek jigéen moom daan doole ndax boo xoolee mag ñu njëkk ña dañ daa boot doom di taxane wala yenu boot doom di jaay suñu wàccee li ñuy jaay si loolu la ñuy dunde kon nañ jël référence jigéenu Sénégal yépp si loolu nañu jël di daan seen doole bu kenn def lu ñàkk fayda bu kenn def lu ñaaw nañu sukkas ndoxu suñu borom jéem a liggéey yàlla fay ñu ndax nag yàlla ku nekk am na lu mu la dencal te bi ngay juddu andi woo yére du dëgg kon soo dem doo yóbbu yére kon nag nañu góorgóorlu rek bul xool ne diw am na lii
man de diw mii li mu am ñeenaa ko takkul rek bu yàggee rek yàlla feeñal la bunt ñëpp la fi nekkal Kuna gis nañu foofu ci diwaanu Yène ak bërëb yi façantu ko yi fa nekk waaw surtout ñu ngi leen di nuyu gis nañ niñ la fa joxe cër mais cër boobu ak liggéey boobu fan la jógee bëgg nañu xam fondement bi ni mu commencé fi nga jaar ak li nga doon jaay parce que sa maam da ko wax mu ne ma gis naa ko jaay picc ku dem ba am ay immeuble boo ko waxee xale mu reetaan la donc bëgg nañ xam tuuti fan nga commencé jaar-jaar yu metti yi waaw man moom wax dëgg yàlla comme ni ma leen koy waxee rek doo wax lépp maa ngi doon jaay ay ginaar ñaata at nga commencé si commencement bi moom commencé naa di jaay ay yére ñaata at bi nga amee ñaata at yow bi ma amee 20 ans d'accord maa ngi dem Gambie sama yaay dafa teel a génn àdduna ak sama papa boo fekk amaguma jëkkër maa ngi nekk sama maam génn àdduna léegi nag ma demoon leb xaalis bu tam si benn quantité benn pas mu lebal ma dem di jënd ji Gambie ay bagages di jaay bi ma demee ba xam ne yoonu Banjul tamit sori na man xaar ma yem Dakar may jënd Dakar Sandaga di ñëw di jaay lépp lu ma jaay rek si mool yi laa koy yóbbu ñu jënd bu paree ñu fay ma dellu ma koy def ba am jëkkër ba ma am ci daal lu mat ay fukki at si njaayu tissu boobu am benn bés sama benn tonton tubaab ne ma man de dama bëgg ay ganaar ma nekk mu ne ma ba boo ma utaloon ay ganaar dina baax ma nekk ñaata mu ne ma boo ma utalee lu ma 30 ginaar daal su ma ñëwee comme ça ma fay la waaw léegi ma ut ganaar yi jënd ko 2000 ñëw jàkk ko 3000 affaire bi neex ma mujjee nag continuer mu dem bay def ay commandes si hôtel yi fu nekk ma fay yóbbu ganaar si Sénégal waaw may sant yàlla si loolu bu baax a baax a baax. alors laata ñu dellu si Malcom monsieur Badiane alors un mot parce que man non seulement moom mi ngi góorgóorlu mais man dama naw démarche am mu nekk ay valeurs yu nga xamante ne bii bon ça a un peu tendance à disparaître. Mais tout à fait, je me réjouis beaucoup de cette référence parce qu'elle vit des valeurs. waaw dafa bëgg boppam bay tamit di yootu njariñu boppam ak njariñu famille am moo tax ma bëgg ñaan dara lii ngeen def ko référence warul yem fii dëgg la su ma sañoon waa dëkk ba kilifay dëkk ba dinañu wut foo xam ne dañ ko koy tuddee dëgg la lu am solo dëgg la lu am solo dëgg la waaye jaaroon na télé doyatul weesu na foofu dëgg la parce que nag même ñi ngi koy gis sànq ci image yi Malcom même jàkka ji jumaa ba bu 35 mètres mu ngi ci jàpp macha allah xam nga du loolu kese boo seetee mook jaraaf bi mook ndey ji réewu dëkk bi mook kilifa yi fa nekk day am nu muy defek ñoom ku ne boo ñëwee këram comme dispensaire c'est-à-dire am na file d'attente affaire bu extraordinaire la bi ma fa demee c'est vrai effectivement ordonnance yow nga xam kook nga ñàkk koo xam boo amee ordonnance premier réflexe mooy nañu dem ci kër ku na nee nañu guddi day jot mu woo ay borom kër ngir rek bañ nit ñi gis ko mu bokkal la dara indi ay dara ay ñamak yu demee noonu jox la ko fi mu toll nii boo ko laaj ñu bëri ñu foog ne politicien la wala dara te yàlla xam na ni bokkul ci benn clan politique te yaakaar naa ne kuy def lii nguur gi ñun ñëpp xam nañ ni plateau bi ñëpp bokk nañ di ko seetaan ku ñu war a delloo njukkal la tuddee ko ay yëf di ko dimbali tamit parce que dina fa organiser gàmmu boo xamante ne tolluwaay bi jéggi na dayoo te yaakaar naa li mu fay def dafa am solo xoolal néegu yàlla ni mu fooree te li ci gën a garaaw ku na xàmmewul chrétien wala musulman affaire bu garaaw boo demee yéen day dimbali ñëpp ñi fa nekk alors man benn question rek laa koy poser encore une fois muy tey yàlla yëkkati na mbir yi ba yaa ngi nekk ci wàllum immobilier et cetera est-ce que fi mu nekk metti na ak jeunes yi nga xam ne yaa ngi leen di jàppale ak yan projet ngay préparer pour defal ko waa jeunes yéen waaw jeunes yi moom ñu ngi préparé jàppale leen si wàllu pêche bi pour surtout si pêche bi jeunes yi dañu xaw a sonn jeunes yeen waaw da ngay gis ku dem géej ba ñëw du am dara waaw ñu ngi leen bëgg a jàppale si loolu jigéen ñi tamit ñu ngi leen bëgg a jàppale si ay quelques projets man ak monsieur le maire waaw góor gi siis à passage ma nuyu ko mais est-ce que yow am nga aide est-ce que yow am nga ñu lay dimbali non aw ma aide yàlla subhanahu wa taala bu may dimbali mooy aide bu wóor yàlla mooy sama aide waaw aide bu wóor bi léegi may gis nga parce que moi wu jigéen ñi la te dafay baax RTS2 Malcom ñu ngi la ciy remercier di ñëw di fësal façon jigéen yi nga xamante ne bii ñu ngi bay seen waar ca gox ba ñu nekk yaatal ko ci Sénégal may xëy na yow tamit jigéen nga gis ne que lii dafa neex koo xam ne parti de rien di tubaab di waxee daal di orphelin en plus daal di ne man kat bu ma takkee ndigg dana dem te macha allah
loo bëgg yàlla fekk la si. wallaay yàlla bay sa tool ni ñu tàmbalee weeru mars bi yaa xam daf ma neex lool keroog déjà ci tam-tam samedi bi ñu wane ay jigéen ñi nga xamante ne ay référence lañu ay royukaay lañu tey ñu indil ñu ki nga xamante ne mooy soxna Kouna Fall man je suis émerveillée damaa kontaan sama xol sedd lool ma naw ko lool itam ma koy sargal di ko encourager bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ne mu ngi koy def metti na wante lu metti rek mooy indi njëriñ ëllëg dëgg la waaw te dañuy faral di wax naan metti ginnaaw metti bu ne après noflaay moo ci topp waaw ci biir noflaay boobu nag sama papa dafa doon faral di wax li noppal karaw gu weex karaw gu ñuul moo koy liggéey merci beaucoup Malcolm da nga wax olof boo xamante ne yaakaar naa ne man sax mérite bu kenn tax man dinaa la gàttu ça résume tout oui parce que xam nga tax ma ne ça résume tout tout à l'heure on parlait d'art et migration mu nekk gàddaay te olof bu ñu naan képp kuy gàddaay da ngay am ngànnaay bañ na ba nit bu judd loolu mooy sa gàddaay sa ngàndaay mooy sa xel ak sa xam-xam alors gàddaay bi ngàndaay bi nu muy demee mooy nit ki am na fu mu jóge am na fu mu war a dem yoon bi metti na xam na ne du yomb mais nan la war a mën def ba arrivé te kii bu arrivé jox confiance ñeneen ñu si tam-tam ne man kat sama jaayu café bii ci koñ waruma ko xeeb ne man kat suñu natt bii ñu organiser li nga xam ne ñu ko dem ci sànni jamara waruma ko xeeb sama jaayu caaf bi waruñu ko xeeb xam nga nit ki yàlla dafa bëgg lépp looy def nga gëm ko mooy li ñu wooy yaqin ak ihsaan boo ko amee rek di nga dem fu sore ku ne am na lu mel noonu man leen rek lay ñaan xam nañ ni ñi staan tam-tam nit la ñoo xamante ne si dañoo fidèle ci suñu plateau bi ñu leen di ñaan képp koo xamante ne si mën nga am ndimbal parce que képp kuy dimbali soxla ndimbal bañ na ba yonent bi dañ def ay surat ngir di ko ñaanal Serigne Touba ak Baye Niass ak keneen donc kii tamit soxla na ku ko dimbali di wax ni tam-tam fu mu toll ñu bëri dañoo yaakaar ni diwaanu Dakar la ñuy yem te yàlla xam na ni ñu ngi waaj wër Sénégal yàlla xam na ni ñu ngi waaj dugg foo xamante ni si début bi dañ ko doon wax nee nañ leen li war am ci saison 3 bi li am dina doy waar te ku ne rek firndeel na ko franchement di ko remercier puis di ko wax ñan la war a remercier di ko waaw ñu terminer waaw maa ngi remercier waaye yéen yëpp yaa xam di remercier tamit président Gorgui Ciss di gërëm sama jëkkër tam ak Adja Assou Ndiaye Faye sama njëkkee maa ngi gërëm yéen gépp di gërëm sama yaay Ndoy Tambédou ndax moo ma yar depuis ma nekk xale ba tey nii moo ma yar en tout cas lii wolof di wax naw xam nga naw nit man de place bi ma toog yow de naw naa la parce que nit ku am jom dafa jara wone mu nekk référence te ñu ngi ci gërëm Malcolm ci vraiment mois de mars bi di la ñaanal wér maa ngi koy baamtu di la ñaanal wérle di ñaan yàlla wërsëg bi yokku parce que bu yokkoo yaatu comme yow da ngay yaatal ak di joxe defe naa ne ñëpp dinañ ci war a mën a jot en tout cas RTS 2 dana continuer nag maa ngi wootam maa ngi gërëm tam Malcolm di ko gërëmaat sax bu baax ndeysaan ndax dama ne xale bu loxom setee mu mën a bokk ak i mag te ni ma gisee nii yoon bi mu jël xale bu set loxo la dama lay dëggal li nga wax gis nga kontaan ci parce que nag mooy sama Valentin c'est-à-dire waaw mooy sama Valentin li neex maa ngi dëggal bu baax li nga wax en tout cas Malcolm sama maam fiir na ci damaa dem weekend dem Mbour sama maam ñëw mu fas kanam bi ñëw ñëpp na ko waa chéri koko lu xew mu ko tooñ naan ko xanaa seq bi di mu ko reyal mu ne ko xanaa mu ne ko boo demee ci sa Valentine ba seetaan naa la keroog nga ne ko mu reyal la seq mais maam bàyyil ñu bokk rek xam nga lu baax ñëpp ko bokk dëgg yàlla maam maa ngi lay nuyu bu baax a baax bàyyil ñu bokk sunu Malcolm la en tout cas ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Malcolm merci beaucoup maa ngi wax benn baatam di ko annoncé si Marème Faye Sall ndax man xam naa ne yéen a ma koy gën a jege maa ngi jéggalu man bëgg naa soxna Mariam bu baax a baax te bëgg naa mu jàppale ma si moom lay roy waaw bëgg naa mu jàppale ma ak ñi koy dégg yëpp très très bien en tout cas le message est passé Malcolm merci on te retrouve la semaine prochaine ku na ñi ngi lay souhaiter nag nga dellu ci jàmm fële ca yéen di nuyu encore une fois waa yéen mbokk yi mu doon suñu référence ñu ngi ci nag mois de mars vraiment fasciné nañ di sargal jigéen ñi ma dem régie dellu si waat ñu ñëwaat ci jigéen yu nga xamante ne bi moom itamit ma ngay bay waayaram waaye léeg-léeg ñu ne ko nekk nga jigéen yoo xamante ne bi mën na góor mbokk yi ma dem dellu si waaw dañuy kontaan encore une fois ci Kouna Fall bu yéen vraiment femme entrepreneur ñu ngi koy encore une fois di ko féliciter di ko ñaanal jàmm ak salaam mbokk yi di wéyal suñu émission tam-tam di leen fàttali ni yéen a ngi ñu jot ci canal 5 bu TNT ñu ñëw nag ci tàggat yaram ak suñu xarit Moustapha Sadio Moustapha ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est toujours un plaisir en tout cas pour nous de te recevoir.
Le plaisir est toujours partagé yaa xam maa ngi delloo njukkal di nuyu ñu ma bokkal plateau bi di nuyu également sama concert Maïmouna. Très très bien en tout cas ñi ngi lay gërëm di la sant waaye nag mbokk yi ñu am fi beneen jigéen parce que nag ñu ngi ci mois de mars RTS 2 di dalal jàmm bu baax a baax Fatima Sylla Fatima na nga def. yaa xam maa ngi fi sànq mais yaa ngi jëm sama tur bi de Fatima Sylla. Fatima Sylla sànq maa ngi koy wax parce que xam nga genre jigéen yi da nga leen di may distance boo fekk ak ñoom plateau maa ngi naan du xuloo du xeex loolu laa wax tonton Badiane sànq mu ne ma mais nag kenn du ko tooñ mbokk yi nag ñuy am contentement ci wàllu sport ñu ngi ci def nag karaté am ci nag raaya bu mag. boobu mooy ban sax. maa ngi di nuyu déjà ñoo fekk ci plateau bi papa ak ñi sama. ñi ngeen xam ne ñoom mu devancé ci liggéey bi mun naa wax damay doon seetaan à travers l'écran rek. ma am tey contentement di bokk yéen plateau bi. très très bien je suis ceinture noire première dan. def naa championnat du Sénégal def naa championnat d'Afrique. léegi maa ngi 2STV comme journaliste sportive. très très bien di continuer di def foofu noonu sama liggéey. ah ben c'est super en tout cas c'est un plaisir ñu recevoir ko ci plateau bi kon nag ñu ñëw vraiment ci li nga xamante ne bi tey mooy tàggat yaram bi fan la ñuy démarrer. waaw en revenant un petit peu ci ginnaaw. wax ni ki sama invité un petit peu tey dafa ñëw ak casquette membre commission féminine ANPS association nationale presse sportive. très bien ñoom dañuy waajal nag journée 8 mars commémoré ko mais ñoom le 10 mars lañ koy kii. tey nag dañuy tàmbale un petit peu ñun tamit. à notre manière pour delloo njukkal jigéen ñi. dans le domaine du sport. très bien moo tax ñuy ñaar lañ fiy jël. mais xam naa ne dinañu représentatif un petit peu de jigéen ñi dans le sport sénégalais Fatma Samoura la ñuy tàmbale. ñu dem xool ok. voilà waaw Astou Traoré d'accord waa régie nee nañu Astou la ñuy commencé donc Astou Traoré a ngi ni Astou Traoré nag Mbour la juddoo 1981 le judo le 30 avril donc léegi mu am 37 ans te pourtant il est toujours aussi fraîche mu ngi noonu ñu koy gis ak ministre Matar Ba ministre des sports c'était gala ANPS au mois de décembre dernier. Exactement. Donc mu ñu jox ko nag titre meilleur sportif sénégalais en 2017 très bien à presque 37 ans vice-championne d'Afrique meilleure marqueuse tournoi bi fait basket fait Bamako 173 points le inscrire mooy meilleure marqueuse également histoire afro basket globalement. alors on a eu l'occasion de la recevoir fii ci tam-tam mu indil ñu sax coupe bi vraiment ñoo ngi koy nuyu mbokk yi gis ngeen ne nag ci vraiment RTS dañu ñuy wéyal di sargal jigéen ñi ci mois de mars bi. exactement waaw ñu continuer. waaw dañuy dem bu ñu jógee ci Astou Traoré nag keneen kooku ci parquet yi la ci terrain yi la dañuy dem niveau administratif mooy suñu mbégte bu rëy ak Fatma Samoura moom la lay gis noonu nag Fatma Samoura nag doomu Sénégal également Fatma Samba Diouf Samoura. d'accord waaw madame Samoura. ok mais Fatma Samba Diouf la tudd. d'accord moom it mu ngi juddoo Sénégal en 1961. d'accord waaw. d'accord 1961. d'accord moom nag surprise la buñ ko gisee bu Infantino gagné Rayo bi fee ca FIFA. mu dënk ko secrétariat général. muy la première fois. doomu Afrique déjà. ñu koy jox poste boobu noonu muy numéro 2 FIFA ak FIFA nu mu toll. mais également mu def coup double. double laa koy ooye ndax yemul ci nekk juste africaine mu nekk tamit jigéen. jigéen bu ñu teg c'était la première fois jigéen di occuper un tel poste à la FIFA. doomu Afrique en même temps moo tax ma ne double la réaliser. absolument muy doon muy fierté bu rëy. tout à fait bépp doomu Sénégal. Fatma am poste boobu. très très bien alors ñu interpeller monsieur Badiane par rapport ak vraiment jigéen ñi nga xamante ne bi ñoom itamit ci domaine yooyu ñu ne ñu ngi ci exceller donc ñu choisir aussi vraiment fësal leen ñu nekk aussi ay références. loolu lu baax la. ndax nit day gëm boppam. ñu gëmle ko boppam. waaw ci lay mën a jukkee li nga xam ni moo war a jóge ci moom dem ci ñi ci des. te it nit ñi dofuñu. ñi bëgg lu baax bari nañu. am na ñoo xam ni tamit bu ñu gisee ku baax. yi tamit yéene ko jàmm. loolu day tax
ñun ñuy mën a avancer ndax bu nit ñi avancer réew mi avancer mais na nit ñi nañu xalaat nit ñi gëm leen ñuy avancer ci li ñu ne ba pare di leen wone dafa am solo waaw parce que exposer leen ba ñu xam nga xamante ne bi xëy na am na ñoo xam ne amuñu confiance mais suñu gisee ñeneen dinañ ne man tam su ma defee effort xëy dinaa war a mën a yegg si foofu alors Fatima peut-être un mot par rapport wax ci benn mot mu di Fatmata Samoura ak Assou Traoré da nga di seetaan da ngay kontaan surtout boo nekkee jigéen ñu nekk en plus dans le milieu du sport à chaque fois su ma gisee dama naan ñi motivation la pour toute jeune absolument toute jeune fille nga xam ne yaa ngi ci milieu du sport Assou Traoré cette année dañ doon wax elle est vieille man je me dis la vieille c'est dans la tête parce que je suis sportive j'ai compéti ma accouché ñëw sur le terrain ma jël championnat Sénégal c'est vrai c'est ce que je dis à chaque fois bu ñu wax ne âge bi ba ne ça joue pas affaire bi fii la ci bopp bi ak gëm-gëm ci xol bi c'est dans la tête c'est dans la tête comme tu dis alors kon ñu xuus waaw ñaar ñooñu nag ñoo newoon ñu ñuy bëggoon a sargal un petit peu pour ñu représenter les femmes dans le sport sénégalais un petit peu mënuñu woon jël ñëpp c'est ça donc on a pris genre ñaar ñu gën a il fallait faire un tri c'est très bien donc ñu jël Fatma Samoura ak Assou Traoré buñ fa jógee nag dañuy dem ci événement bu ANPS un petit peu commission féminine ANPS di waajal pour le 8 mars très bien dañ koy décaler sans doute nag ñoom le 10 mars naka lay demee le 10 da doon journée bu yomb avant tout maa ngi invité toutes les femmes femmes sportives la ñuy wax mais ñëpp gis ngeen ne à chaque fois tous les week-ends mais man je suis sportive tous les week-ends gis nga femmes sportives tous les week-ends ils sont au stade c'est tey cette fois-ci moom dañoo bëgg ñun ñëpp ñu ñëw la maison de la presse à partir de 10h dañuy sargal femmes yi nga xam ne elles se sont distinguées du moins ñu si mel ñu partager seen expérience déjà ñu waxtaan ak ñoom ñu am benn panel thème bi di la place de la femme dans le développement du sport moom lañu fas yéene waxtaanee ñi nga am ne ay femmes yu bëri nag ñi nga xam ne nar na leen a sargal foofu noonu ñi nga xam ne ay dirigeantes lañu ñi nga xam ne ay techniciennes lañu ñi nga xam ne tamit béy nañ seen waar tamit bu baax ci wàllu sport très 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 bien donc le 10 lay amee fële ci maison de la presse oui waaw loolu la un petit peu nga gën a xuus waaw mais xuus maa ko moom oui xuus moom mooy ci dirigeante yi sama bàyyi ma lim tuuti am na feu Safiatou Diatta Cécile Faye bu stade Aya Pouy ak Awanar Fall pratiquante yi on a Mamati Mbengue du moins Ami Mbacké Thiam Safiatou Goudiaby journaliste yi on a Khady Diédhiou du Ziguinchor de grand nom de la RTS il y a François Seck notre grande sœur aussi RTS aussi mais yaa xam lu yox affaire RTS tamit yaa xam d'accord ba rek non bul approprier naan RTS ak ñu ñëw si techniciens yi on a Fatou Cissakho athlétisme Fatou Gueye arbitre Ami Collé Mbeng arbitre judo et Ndumbe Fall karaté lay def moom tamit karaté lay def ok Ndumbe sama sante la waaw ñun tam ñuy nuyu Seyni Ndiir waaw nga xam ne moom itamit mi ngi béy waaram ci li nga xam ne moom mooy football féminin dama lay wax tuuti dafa am jigéen Sénégal dafa am ay jigéen yi nga xam ne foog ñu leen di sargal à chaque fois parce que ku ci mel ni Awanar Fall nekk dirigeante fédération c'est une première wax na ko léegi exemple tamit jël roller jël na Fatmata Samoura nekk deuxième loolu da nga koy gis mënuma wax sax parce que man comme que man je suis sportive ba nga xam ne c'est dans le cœur dama koy vivre dafay am solo bés yi bu jotee ñu wane leen ne am na li ngeen def seen dëkk tamit war na leen a delloo njukkal très très bien te delloo njukkal boobu incha allah mbokk yi danañ ko fesal bu baax kon nag ñu dem ci basket directement Coupe Saint-Michel góor yi amaloon fee ci stade Marius Ndiaye c'est parti on y va. toogaay bi yàgg bi di xaar ab service d'ordre ñëw daanaka jaroon na ko door ci diggante AS Douane ak Sibac match bi fu mu dooree ndaw Mamadou Gueye paa bi yi wane nañ seen xarañ ñu si ràññee kii di Birahim Gueye muy dugal fukki poñ balaa mi-temps bi di jot moom ak naataangooyam ñi di mëne 49-25. bon li coach bi la ñu suivre rek li ñu coach bi wax bu ñu def li ñu def rek daf ñu ne bu ñu duggee ñu respecté suñu adversaire ñu respecté leen. bu ñu leen xeeb ñu joué suñu jeu rek loolu kese la ñu def quoi. bu ñu dellu siwaatee ci parquet bi waa Sibac ñoo dominé ñetteelu quart-temps bi waaye ci fukki simili yu mujj yi ci la ñu bàyyee seen loxo ñu siy dugal juróom poñ rek Douane di daan 76-48. gis nañ ni certes am na lu bari lu des ci liggéey bi waaye fa ñu jóge woon fa ñu toll jamono ji nii moo ko tane donc continuer ci liggéey bi rek fi rek ci kanam moom xam naa ne danañu mottali la ca des. ci beneen match bi Duc dafa daan bu métti ñii di waa HLM basket club 91-60 étudiants yi dañoo taxaw temm rek ngir rek jëlawaat ndam ci Coupe Saint-Michel. yomb moom mënul
yomb parce que dañ leen jox cër parce que suñu nawle leen doon jouer donc mënu loon yomb li ñu gën a yombal tey mbir bi mooy dañ amoon réussite quand même dañ amoon réussite si tir yi. affiche demi-finale coupe Saint-Michel yi daanaka xam nañu ko AS Douane moo ngi dajak ASFA Duc du war a jonganteeg USO. mu doon nag basket bi coupe Saint-Michel moom wax dëgg yàlla nit ñi dañ koy faral di xaar ci wàllu basket Moustapha. C'est clair, c'est l'une des compétitions les plus attractives yu Ligue de Dakar de basketball am. C'est juste dommage que club Dakar yi rek ñoo koy jouer. Très très club yeneen régions yi duñ ko jouer mais c'est une belle compétition boo xamante ne Duc dina si am wàllam bu baax. Très bien alors ñu xuus nag daal di jeexal ak li nga xam ne mooy football bi. waaw dañuy terminer ak nag une note triste nag muy démb dañu waroon diffuser ci sunu antenne yi RTS 2 match Fiorentina ak Udinese championnat Italie malheureusement match boobu dañ ko annulé parce que capitaine Fiorentina bi daa génn àddina démb ci bëccëg bi ci chambre hôtelam crise cardiaque moo ko rey ñu seetaan élément bu Thierno Dramé def. Très bien on y va. ci kaw football Italie benn joueur boo xamante ni mi ngi football te bàyyeegul moo wàññeeku Davide Astori moo nekkoon capitaine Fiorentina ci guddi gi la gaañu ci hôtel bi mu nekkoon ca Udine moom nag ak équipe am dañoo ñëwoon ngir football ak Udinese match boo xamante ni mi ngi waroon am ci 26e journée ci Serie A. procureur ville Udine nag daal di ne Astori li ko rey mooy dafa am crise cardiaque Davide Astori mi ngi amoon fanweeri at ak benn. moom mi nga xam ne défenseur central la woon jot na football ci équipe nationale bu Italie lu tollu fukki yoon ak ñeent jot na sax dugal benn but ak sélection moom nag ñu ngi ko formé ca Milan AC mu jaar Cagliari jaar itam Roma laata muy ñëw fii ci Florence moom nag deewam bett Italie yëpp ñëpp nag di ko ñaanal waaye tamit di seede ay seede yu rafet ci moom ñi mu doon footballandool ñëpp daal di ne Astori joueur la boo xamante ni bu yaruloo woon te mbokk yi nag kon loolu muy àddina Moustapha muy naqar dafay am bànneex dafay am kon nag comme ni ko Thierno Dramé waxee ñoo ngi koy ñaanal yàlla na suuf sedd ci kawam. amiin muy note bu triste nag bu ñuy terminer c'est juste que dafa bett un petit peu le monde sportif. Absolument. sportif bien important. boo xamante ne diagnostiqué wuñu ko woon benn problème cardiaque ak yooyu noonu. c'est dans son sommeil la nuit veille match bi. si lañ ko trouvé dans sa chambre mais mort naturelle d'après autopsie bi donc muy wone juste que personne n'est à l'abri jëf rek am solo. absolument pour bañ a am rëcc. te na ngay terminer sax noonu la ñuy terminer wax na dëgg Moustapha mu ne àddina kenn xamul dañuy yeewu de waaye ndax danañu fanaan wala ndax danañu yeewuwaat yàlla rek moo xam yal na yàlla barkeel lépp lu ñuy def baaxal ñu parce que nag loolu rek am solo mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax fi nag la ñuy jeexalee émission Tam Tam fii ci RTS 2 di remercier l'artiste Pape Badiane nga xam ne mi ngi suñu plateau di fàttali exposition du 15 mars au 15 avril merci beaucoup et vraiment bonne continuation. Merci bien. Merci, ça a été bonne continuation à vous également. Merci beaucoup liggéey bi rafet na. jërëjëf merci beaucoup alors ñu ngi gërëm bu baax a baax sunu karatéka bi muy Fatima Silla di li souhaiter nag plein succès ci manifestation bi nga xamante ne bi waa ANPS yéen ñi nañ koy wëyal ci journée bi nga xamante ne bi mooy de la femme mais yéen le 10 lay am fële ca maison de la presse. merci beaucoup maa ngi leen di jaajëfal si invitation bi di woo ñëpp tamit ci journée boobu xam ne jigéen ñi ñoo ko moom góor ñi tamit bu ñu bàyyi nañu ñëw tamit jàpp si merci beaucoup et très bonne fête à toutes les femmes. mën nañ ko def ba ban âge commencé ko def ba ban âge. anyway yaay bañ. d'accord alors ñu ngi remercier Moustapha toujours un plaisir de te recevoir donc à la semaine prochaine inchallah. merci beaucoup May maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di kontaan rek di la gis saa su ne. saa su ne man maa gën a kontaan sant la gërëm la joxe rendez-vous rek samedi dans Label 221. merci beaucoup ñu ngi gërëm toutes les équipes techniques yi nga xam ne saa su ne ñooy ànd ak ñun di liggéey émission bi di leen jox rendez-vous inchallah suba pour beneen émission Tam Tam bonne suite des programmes sur la RTS 2 au revoir.